jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf ñu ñaan Cheikh Béthio Thioune Serigne Saliou dolli koy xéwal fi mu ne di sant bu baax. di nuyu Serigne Saliou ndigal Thioune di ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wér. ñu ngi sant nag bu baax a baax ci nuyoo bi ak présentation bi mooy man maa ngi tudd Pa Assane Diouf di donga tërbiye Serigne Saliou ñu jox ma ko depuis 1993 mu yóbbu ma daara ñuy wax daara yi njurul Cheikh Béthio Thioune moo ma ko yóbbuloon mu yóbbu ma daara ñuy wax daara yi njurul foofu laa jógee dem Xelkom bi ma jógee Xelkom si ma sëriñ bi wàccee ma ñëw fii loolu nag sax moo andi baatu njurul xasida boobu ngay gis ci carte yi nga xam ni daara yi njurul ak xasida yi ñuy liggéey lañ boole moo andi njurul xasida ñu jëm nag ci li nga xam ne moom mooy grande nuit des xasida ren defe naa mooy juróom-ñetteelu édition bi. effectivement waaw. moom initiative bi ci lan la doore woon. waaw initiative bi mi ngi doore ci yaatal liggéeyub sëriñ bi ci ndigalam ndax man 1994 biñ ma ko jox biñ ma ko joxee 94 dama njëkk digal ma jàngale loolu it ni mu demee mooy dama fa ñëwoon doon faju fekk fa sama ay yeneen mbokk dongateur bi yoo xam dañuy faju ku ñuy wax Ahmad Kanji ak ku ñuy wax Aliou Ka biñ ñëwee jàngal sëriñ bi ba noppi ndax boobu ñi nga xam dañu fa ñëw di faju si ñaare duñ jàng dañuy yem rek doon ay jarak waaye keroog dañoo julli timis ba noppi ci loolu sax laa xamee ni bu ñuy nodd da ngay noppi ndax dañuy jàng ba nodd bi jib sëñ bi ne nañu arrêté ñu arrêté bi ñu reprendraate mu ne bu ñuy noddati bu ngeen di waxati ba ñuy nodd na ngeen taxaw ci loolu bi ñu fa génnee njàng moomu moom ci boppam mu wax ma ni ma njàng mi de neex na lool. moom Serigne Saliou ci boppam. dama njàng mi de neex na lool jaar na yoon bu ngeen demee na nga ko yaatal jàngale moomu nag moo andi tey bisu grande nuit des xasida ndax ci ndigalam loolu nga xam ni mooy sos ay kuréel ak jàngale ci loolu lañ jaare di ko def ci biir koñ yi di ko def ci terrain basket yi di ko def ci biir université Cheikh Anta Diop. ci baatu na ngeen ko yaatal. waaw na ngeen ko yaatal jàngale bi sax ci boppam ndax moo digle ni nañ ko jàngal nañ jàngale bi ma ñëwee man keroog bi ma ñëwee ci daara ji kuréel bi ma fa njëkk sos ay gone lañ. bi ñu jugee ci loolu 1997 mu digalaat ma loolu ndax dañoo dem njaareem jugee fa ñëw Touba mu laaj ma fu njàng mi toll. moom ci boppam waaw moom sëriñ bi ci boppam laaj ma fu njàng mi toll. donc lu mu bàyyi woon xel la ci yow. waaw njàng mi ak njàngum xasaayid moom moo ko sóob ci man ndax bi ñu ma ko joxee ci daara ji ñun at mi ñu fa njëkk ñëw rek at moomu la sëriñ bi def bi dafa daan dem di gagné di njaareem waaye 1993 bi ñu fa ñëwee doon ay tout tànk ci la njëkk ànd ak ñun dem njaareem nga xam ni de 93 à 99 at mu dem gan njaareem suñu kuréel la yóbbu mooy kuréelu Daaru Salaam Xelkom ci kuréel boobu laa bokkoon loolu it moo mayoon intimité boobu nga xam ni mu di ma laaj foo toll ak di ma tari loo ki demee noonu léegi nag ci wàllu njàngale moom lañ jël di ci liggéey njàngale moo ñu yóbbu ci ñu mën ko def fii ci biir réew mi mën ko def bitim réew ndax à travers sites yooyu ngi gis am na ci mbokk taalibe yoo xam ni moo xam France Canada Italie Chine fenn fu ci nekk am na ci ñoo xam ni ñoo leen jàngal te gisewuñu ak ñoom ba sas wi nga xamante ni moom la ñu def ni mooy doon mooy maanaam thème bi moom la war a doon recueil la boo xam ne Serigne Saliou war a dajale muy xasida yu bari yoo xamante ni am na lum ci wax loo xam ne bëgg nañ ko yaatal waxtaane ko ak nit ñi ci ñu xam ni sas wi Serigne bee ko digle te fas yéene nit ñi gën ci sóobu ci fonk ko ak mokkal ko dafa mel ni kon bu ñu xoolee grande nuit bi li ko sabab lépp mooy lekk bi leen Serigne Saliou bàyyoon mooy ci diggante jàngale ak yar boo xoolee en quelque sorte. waaw yar sax moo ci jiitu ndax boo xoolee comme daara ji ay gone fa ne ñun ci loolu rek lañu yam bi ñibbisee nag fii Ndakaaru day def nit ñi di ñu yabal seen ay gone ndax dañ daan wër di jàngale comme ni ma la ko expliqué boo duggee université par exemple am na fa année boo xam ni am nañ fa lu ëpp 4 wala 5 kuréel yoo xam pavillon N chaque mercredi. première bac Cheikh Anta Diop ba 4e. dafa wër université yi parce que man mii dem naa jàngale ji ba Ndar. Gaston Berger jàngale naa fa am na ci kilifa yu bari yu may gis fii ñu nekk ay kilifa yoo xam ni man jàng naa sama loxo ci wàllu xasaayid yi te ñu bari nañ yoo xam ni ci wàllu àddina ay kilifa lañ tey ci góor ñi comme jigéen ñi. loolu nag mooy wëy ñu mujj def ko benn façon tournée. muy wër tey nga dem Géejawaay gannaaw suba nga dem Pikine bu subaa nga dem ñaari tali gannaaw suba nga dem fii muy dem di dem ba bi ñu ñëwee en 2013 2014 maa ngi ci nuyuwaale baax Mountaga Cissé nga xam ne maa ngi moom ñoo mës ànd di liggéey ñuy waxtaan ba jël concept bi nag jëlee ko ci mbedd mi bëgg ko dugal nag ci biir saal yi ndax gis nañ ni saal yi ci la ñuy gën a teewlu
njàng mi que mbedd mi corne yeeg nit ñi romb ki demee noonu bi ñu essayé saalu Sorano c'est en 2014 ñu gis ni lii mën na ne bañ koy def it nit ñi dañ ne yéen lii da ngeen font rek saal nangam ñu def première année bi def deuxième année bi benn yoon rek la jël mooy année bi nga xam ne ci la Covid bi ñëw. te teewul daawit Covid bee ngi fi yàlla dimbali nañu ba def nañ ko. donc day mel ni gars yi maanaam ren nammeel lay doon quoi. waaw daaw def nañ ko waaye ren sax boo gisee ñu jëlee ko Sorano andi ko ci salle Grand Théâtre bu mag bi nekk Dakar. donc niveau bi quoi wala les salle bu ndaw ba lay Grand Sorano dafa mënatul a continuer. waaw xam naa ni bis bi moom wóor na ma ni stade Abdoulaye sax attanu ko ndax xasaay di moo am dayoo bu toll noonu waaye ay jéego lay doon comme jóge nañ ci terrain yeeg yu demee noonu dem salle bu mel ni Sorano nga xam plus de 1500 places yoo xam te ñëpp dañ koy toog jóge fa dem ci Grand Théâtre mu nekk 1700 wala 1800 places day wane ni liggéey bi day dox. mais ku ne xam na ne organiser bés bu toll nii yombul te bu fekkee amuloo soit que yenn doole yi wala xëy na yenn jàppale pour tëral bésu mi ndax ku ne xam na bésu murit ni muy mel surtout bés bi tombé ci weeru koor nga xam ne nit ñi bu ñu fa ñëw war nañu lekk war nañu naan war nañu aspect sécuritaire aspect hygiène waaw surtout waaw comment faire pour gérer loolu waaw loolu moom carte bi sax moo koy expliquer ak affiche yi nga xam def nañ ko ci mbedd mi parce que mënuloo jël salle bu chéré noonu li mu laaj ci communication li mu laaj lépp ba mu agsi ngeen nit ñi ñëw leen gratuitement ngeen di dugg loolu nit ñi ñoo xamuñu loolu am na ñu bari dañu ma ci interpellé ne ma mais mënoo ko def sax entrée 5000 francs wala 2000 nangam man leen ki may lebal payam moo ma ëppal doole. te moo ma ko digaloon wax ma dig ma ci mbir loo xam ne maa ngi ciy teg sama bët bii. loolu dige yooyu nag ak lim ma ci defal keroog maa ngi fàttaliku Cheikh Béthio bi njëkkee ñëw moon ko photo bi nga xam ni c'était en bleu moon ko photo bi mu liir ne ma li ko ci gën a neex mooy photo Serigne Saliou képp bi ci ne nga xam ne boo seetloo photo yi depuis 2014 amul beneen image bu ci bokk pratiquement donc loolu nit ñi dañ koy laaj ndax lu tax fan ngeen amee fonds yi nu ngeen ko defee man sama liggéey mooy wàllu tabax njurul xasida moom laa jël créé ko pour ci structure mu doon njurul xasida IMO may liggéey ci wàllu tabax nga xam ni ci ndimbalu suñu borom li ma ci dajale dafa bokk ci li ma koy liggéeylee mooy bisu xasaayit bi ndax du lii rek la mooy ay programme njurul xasida bu ñu génnee ci lii vacances yi dañuy jël xale yi mooy yar bi nga doon dox sànq. day dugg ndax vacances yi 3 mois yëpp dañu jël xale yi dem ak ñoom léeg-léeg ñu def ko Dakar année bi nga xam ne Covid bi am na ñi ngi demoon defi ji ko ba Popenguine on a fait là-bas 3 mois yoo xam ni ñun ak gone yu ñoo fa dëkk ñi war a dugg néeg ñu dugal leen néeg fer leen iji fexe daal ba ni ñu daan yaree daara ja ñun ñu wéyale loolu nga xam ne bu ñu ko dul mën temps plein aussi ñu jéem ko ci at yi nga ci intervalle yi nga xam ne gone yi nañ ci am ay vacances ak yu demee noonu kay accompagnement bi mooy comme lii ngeen di def chaque année moo wax ko xam nga plateau bu toll nii ku doon mobiliser logistique bu toll nii tu as payé très cher te yéen a ngi koy def free bokk na ci accompagnement yi ndax koo gis muy def bis dina prévoir budget yu mel nii jël ab xaalis bu bari boo xam ne ci li koy te lii ku mu aura bi ngeen am ak audience bi groupe bi am ku bëggoon jënd temps d'antenne bii ñuy def day mel ni alal ju bari lay doon du tere nag am na ci ñu bari ñoo xamante ni dañ ciy ànd ak ñun waaye li nga xam ne mooy socle bi di jublu bi mooy li ñu mën lépp dañ koy def li ci des nag ku ñëw ànd ko ak ñun ñu dugal ko ci lu mel ni daaw par exemple am na ci ay structures yoo xam ne dañu ci accompagner lu mel ni groupe nga xam ni tàbbi na ci jëf ji ba noppi. mais man dama xam ne ca tàkkoon yi ñu taw. murid bi sax laay wax de manière générale. leen yàlla may ci wërsëg. kilifa yi murid yi fi nekk ay entreprise du xaaj du jeex. effectivement te vraiment guddi gu toll nii ku ne xam ne Cheikhul Khadim xasida yi rek la amoon. dëgg la en fait tey gis nañu patron yooyu tey wala kilifa yooyu tey di ko def ci yeneen i bés yoo xam ne. méngoowul xëy na ak li ñu woote. donc est-ce que yow tànn nga leen tey la mais. waaw bien sûr damay wax ne sax opportunité la. waaw pour waaw kay mën a liggéeyal yow nag baat bi nga xam ni moom laa doon wër yow yaa ko wax. ndax tëjaluñ ko kenn par exemple ku mel ni Mansour Ngom moo def panneau yu mag yi nga xam ni moo ne ci biti mais boo xoolee liñ ci fay ak li nga xamante ni moom lañ ci war a fay di nga xam ne moom dugal na contribution. Mansour Ngom mooy. moom grave graphique bi ak waaw yu mel noonu moo tax ñuy wax. terewul nag kilifa yi nga xamante ni jàpp nañ ni mën nañu ci jàppale
dinañ leen yónnee carton d'invitation saisir leen ci wàllu sponsoring boo tuddee sponsoring dafay bari lu muy jiwatloo moo tax ñu moytu ko ci dina am dossier sponsoring yoo xam ne comme nit ñi di defee rek def pack or je sais pas nangam mais objectif bi mooy ñoo xam ne dañu ci mën a gunge nag pour ñu mun ko def ndax ñun ñi koy def suñu ay yëf la ñuy dajale di ko def xaaruñu ci dara bu doon fukki milliards bu ñëwee du génn bis bi ñaari objectif moom la bu ñu génnee ci bis bi évaluer ko attaquer camp de vacances bi. waaw parce que bientôt les vacances. voilà chaque année nag noonu lay demee saa ñu ko defee ci koor vacances bu jotee ñu jël gone yi dem ak ñoom ci barab fexe ba liggéey ak ñoom ci wàllu. ku ne xam ne 17 avril ñor na leen lool. waaw kay. 17 avril 22 avril. mën nañu wax ni bés yu gàtt moom. waaw loolu sax jublu bi loolu la comme weeru koor lañ koy def te bis boobu ku ne dégg na ni ko sëriñ bi wootee sëñ Saliou Ndigal nga xam ni woote na ci woote bu yaatu boo xam ni kenn ku ci nekk ci ñun yëg na ko kenn ku ci nekk ci ñun dégg na ko loolu it boo gisee sax ñu xaw a am nu ñu doxalee ak wàllu communication bi jiital 17 avril bi ndax 17 avril bi moo jiitu bis bi waaye ma fàttali ni sëriñ Béthio dafa waxoon ni ñeent yi moom lañu fi bàyyil màggalu sëriñ Touba gi gàmmu gi 17 avril ak xasaay du sëriñ Touba yi man nag la mës a jiitaloo xasaay di te maa koy jiite ba tey depuis 1999 donc li gën a tax lii ñu bëgg ci jaare muy ab soññee mooy dafa mel ni ñett yooyu mu digle ñeenteel bi bii da cee bokk tey bu doon mbaar day mel ni mbaaru ñeenti tànk la moo tax ñu bëgg ci def suñu jom def ci suñu ngor def ci li ñu mën lépp ba xaside yi fi ko boroom yóbbu ñu jéem ko fa teg. sëñ Saliou Ndigal Thioune mën nañu wax ni ko bokk na ci collaborateur yu dëgg yi ngeen am parce que. sëriñ bi la sëriñ la. waaw taxawaayam ci bis bi. bis bi moom ci boppam daaw moo ko bëggoon a présider waaye dafa fekkoon sëñ Mourtada bu sëñ Saliou ajjuma yi nga xam ne moom lay def. waaw te mooy inauguration boobu. voilà kay voilà mooy waaw bi ñu defee jumaa ji ba pare nag day def ajjuma ju ne mu invité mu tuddee benn ajjuma benn kilifa. ajjuma bii ñu ko defoon nag dafa daje woon ak ajjuma jooju nga xam ne lu ne def na ko ba keroog bi mu agsee dafa bëggoon a force ñëw ci salle bi ma xam ni laylatul xadar lañ fanaan mu xëy dem yendu ji Touba moo waxtaan ak ñi ko ñaan daal ba rek mu waaye terewul njabootu sëriñ bi ñëpp ci góor ñi ak jigéen ña nga fa woon te ñoo àndoon bis bi. kon daal bés bi lan lañ ciy xaar surtout ci wàllu maanaam surtout ci aspect culturel. waaw liñ ciy xaar moom bari na ndax boo gisee ci wàllu photo bi. ñu boole nataalu première nataal bi maam at bu njëkk bi. ñu andi ren at bi mooy boo gisee dañoo doubler image yi ngay gis nii. image yooyu boo gisee sëñ Saliou dafa ne ci biir. ne ci biti bi ci biir mooy biñ ci njëkk def. loolu it liñ ci jublu mooy dekkalaat dundalaat tàmbali gi ku mel ni sëñ Saliou Ayis nga xam ne xale boobu jàng toxfatu te ñu koy def si téléphone yi ku mel ni Makhtar Thioune bi jàng Asma Olu Badrin te ñu koy def si téléphone yi ñooñu ñëpp ci bis boobu lañ leen nit ñi xamee. te objectif bi loolu rek la promouvoir xasaayid ren nag li nga xam ne moo ci scoop bi dëgg mooy fas yéene nag bu ñu waxtaanee sas bi ba pare lancer nag benn objectif bu ñuy am pour murit bu ne mokkal benn xasaayid ci li Sëriñ Tuubaa bind moo xam benn bayit la am na xasaayid nga xam benn bayit am ñaari bayit am ñetti bayit am ba lu kenn xamul nu mu toll ren nag loolu mooy yitte ji fexe bu fu nit ne làkk boo mën a jàng boo duggee ci site yi di nga fekk ñu waajal la fa ngir nga mën a mokkal benn xasaayid ci làkk bu mu mën a doon français anglais arabe bu mu mën a doon parce que sas yi par exemple en français toppaat nañ ko ba transcrire ko en français nga xam ne tey nii nit ki di wax mahalla bil maay nabi ni mu koy waxee ci arabe nii yow moo la ko joxoon ci texte noonu nga koy waxee ci français loolu it ay liggéey la yoo xam ne day intervenir ci wàllu njàng mi amul fay du ci site yi du ci barab yi ñuy jàng du ci fu mu mën a doon ngay dégg njurul xasida xamal ni free la loolu it objectif bi ñu ci am mooy liggéeyal ci sëriñ bi free waaw amul fenn fu ñuy fixé ne nangam moom la ñuy laaj ci gone ngir mën ko jël dañuy yónnee ay gone ba bitim réew yoo xam seen waajur dañ koy am na ci gone yoo xam chaque année dañuy ñëw jàng si bu ñu noppee bu seen école tijjee ñu dellu loolu yëpp dafa bokk ci promouvoir njàng mi ci ak groupe njurul xasida macha allah jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggoo vraiment mbir mu riche la parce que li ma bëggoon rek jukki mooy que ñu xam ne que ginnaaw aspect folklorique beeg njàng meeg yooyu li leen tax a jóg njurul xasida voilà xasida
ñu gën a xam exactement xam ne que li ngeen ëmb lépp mën na wax ni que lii moo ci li gën a rëy. ok moo ci gën a rëy waaye moo ci aussi li gën a tuuti. waaw ci liñ tàmm. voilà mooy que li mu am ci contenu loo xam mën na promouvoir njàng mi maanaam damay aspect éducatif. surtout ak li nga xamante ne que moom mooy fexe ba jël xale yi def ci ñoom ak nité. donc mu nekk cause boo xam ne vraiment Dakar ci mu ngi ci ànd ak yéen. jërëjëf aussi danañ ci teew aussi. jërëjëf loolu de nga tàggoo ak ñaan nga fas yéene woo ci bés bi. waaw bis bi moom li ci woote bi laay njëkke mooy maa ngi woo képp koo xam ne bëgg nga jariñu àddina ak alaaxira te kenn bañu ko Sëñ Tuubaa dafa wax ni alxuraan la jël boole ko ak lisaanu arab boole ko ak njariñu àddina ak alaaxira mooñ ko muy benn matière moom la bindee xasaay loolu kon ñëpp bëgg nañ ko ñëpp yittewoo nañ ko kon woote bi mooy ñu xam ne le 22 la ñu bari nag dañuy woote ndax affiche yi ñu gis naan ndax day am toujours Sorano moo doonoon sax suñu yéene xeebuñu saal ba waaye gis nañ ni nag liggéey bi jóg na ba mel ni ren moom précision boobu lañ ciy def ñu xam ne grand théâtre moom lañ koy defee ñu woo ñëpp incha allah fa la ñu bëgg ndogoo comme ni nga ko gisee ci carton d'invitation yi bu ñu ndogoo ba noppi ñu def benn rajas yoo xam ne ñi nga xam ne baaxoo nañ ko def nag exposition bi ci wàllu sas wi bu ñu paree kuréel yi jàll waaye daal na mu daan amee dara du ci soppeeku benn objectif it la am dara mosu ko soppi kon loolu noonu la demee ñuy sant nag bu baax waa Dakaractu ci taxawaay bi ñu am ndax lii njëkkewul tey def nañ ko at yu bari te ñu gis ni ren gën nañ ci fabu ñu am ci ak cant te ñaan suñu borom sàmm kër gi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo fiy liggéey di sant bu baax ci sa taxawaay aussi buur ak caméraman yi nga xam ne ñoom nga ko àndal. waaw bu fàttali daal le 22 avril vendredi waaw ne ko ñëpp waajal te wuy suñu incha allah. jërëjëf jërëjëf.